président sànq say biir kàddu yaa ngi naan régime bi wala boog le président Macky Sall effort yu mu si def. si wàllum emploi jafe na nga gis feneen fu ñu def effort yi. est-ce que nekkul fa la njumte bi nekk maanaam ñu nekk si benn réew boo xam ne état bi day jéem a taxawee taxawaayu employeur loo xam ne nii secteur privé bi moom moo ko waroon. moo ko waroon def est-ce que nekkul fa la njumte bi nekk. non peut-être que daf ko niru rek ci ni nga déggee ni ma waxee. mais comme dinaa dëggal aussi que emploi ci am réew du cëru état rek cër bu ñëpp bokk la te fu emploi bari secteur privé bi ñoo jël seenu matuwaay am croissance ci li ñuy def ba mu laaj yeneen loxo ak yeneen xalaat donc secteur privé moom mooy principal pourvoyeur d'emploi ci àddina bi yëpp. mais est-ce que le Sénégal impliqué nañ ci secteur privé bi parce que le président Macky Sall def na fi certes benn conseil présidentiel ci question bi woowoon na ñëpp mais est-ce que loolu rek doy na pour impliquer leen ngir tamit ñoom seen wàllu waaw parce que état bi mënul lu dul di leen defal ay exonération fiscale maanaam li ñu war a fay ci l'impôt ñu wàññil leen ko ba ñu mën a jël ay ndaw ñu ñëw remplacer seniors yi wala ñoom seen usines yi seen industrie yi seen entreprise yi ak lu mu mën a bindoo war a soxla yeneen main d'œuvre soxla yeneen liggéeykat ba ñu mën a jël ñooñu donc charge yi bu wàññee ko état moom loolu la man wàññi charge yi nga xam ne moom lañ teg ci entreprise bi pour que mu am bénéfice yu ko permettre mu am croissance bu dee day defar ay dàll mu yokk li muy defar donc il faut mu am ay ouvriers yoo xam ne dañuy ñëw liggéey ci usine bi donc foo gis emploi bari rek xamal ne secteur privé dafa am dynamisme mais état mënul lu dul di leen accompagner. est-ce que nguur gi mu leen accompagner comme ni mu waree. waaw parce que boo xoolee réforme moom mooy indi entreprise di dox ci am réew man 2012 bi Macky Sall faloo au mois de mars. yàlla dafa dogal 3 mois après ma dem assemblée nationale donc réforme yu ñu jël yépp ci mbirum emploi ci mbirum ubbi entreprise man ci député yi ko doon voté ci laa bokk simplifier pour que entreprise ubbi mooy simplifier nga pour que main d'œuvre am te loolu yaakaar naa ne Sénégal bu ñu daan ubbi entreprise ci at léegi benn weer mën nga ci ubbi entreprise. non léegi sax ne leen en 24 heures mën nga dem rek. très bien waaw donc benn bis en 24 heures nga dugal fii. mais xam nga paradoxalement président doguma la. dañoo gis ne que Sénégal damay bañ a wax benn chiffre jum waaye am na lim bu takku ñoo xam ne ni ay kër liggéeykaay yoo xam ne dañuy tëj mbas mi ñëw gën a exacerber loolu noonu ndax ton environnement des affaires bi nga xam te ni nguur gi moom moo ko waroon maanaam suuxat. ndax suuxat na ko nu mu waree ba Sénégal mu nekk maanaam suuf boo xam ne loo su ji rek mu sax. waaw wax nga entreprise yu tëj mais waxuloo yiy ubbi xam nga aussi état mun lu encourager nga ubbi sa entreprise. waaw may ma rek ma yeggalee après dinaa ñëw ci sa côté da nga wax ubbi mais boo état bu la yombalalee wax nga ko léegi ci sa waxtaan benn bis nga ubbi sa entreprise ne damay def nangam mais état du la yoral sa entreprise normalement avant ngay def entreprise bi war nga def étude bu sérieuse xam li ngay def étude de marché boo defee entreprise bi ndax di nga jaay wala doo jaay ba entreprise bi nga xam ne boo ko xasee créer moomatoo ko parce que koo fa jël muy liggéey rek da nga ko war a protéger emploi boobu bu tëjee moom dem ci mbedd mi di nekk chômeur muy benn ñi ubbi état daf koy encourager mais état aussi jël na ay matuwaay man toujours maa lay wax def référence ci assemblée nationale entreprise yi nekk en difficulté état jël koppar yu bëri ci ministère des finances pour injecter ko ci seeni finances pour que jafe-jafe yu ñu doon am ñu résorber ko mënoon naa la citer ay entreprises yu bëri yoo xam ne bénéficier wu nañu ci fonds yooyu parce que dañuy dem ba am jafe-jafe état bi xam ne bu ñu jafe-jafe amee entreprise bi tëj
1000 personnes 2000 personnes dinañ dem au chômage wala ñuy wàññi dara ci li ñu leen doon fay état jël ay mesures yu dëgër jël ay plusieurs milliards injecté ko benn exemple rek laa lay jox muy poste am na yeneen ak yeneen entreprise yoo xam ne yi dañ ko ciy def généralement daana am ci secteur transport public bi ñu jël xaalis def ko ci secteur boo xam ne bi am nañu ay 1000 2000 3000 employés pour maintenir les emplois état loolu la man mais yorinu entreprise bi état moom mënul nekk à la place de l'entrepreneur yoral ko entreprise am mais mën na wàññi li muy fay impôt mën na ko yombalal ay procédure pour mu exporter bu dee day importer mu fexe ba subventionner yenn prix yi nga xam ne moom lay dugal ci réew mi ñu wàññi taxes douanières yi wàññi lépp daal impôt yooyu pour que entreprise bi dox parce que encore une fois état intérêt général moo ko tax a jóg intérêt Mouhamed Diallo kese taxu koo jóg maanaam yow boo ubbee entreprise mu wóor état bi ne yow mënoo ko yor du xool loolu dafa war a xool yow employé yi nga am te wër la te sa ak doyadi wala sa ak matadi mu xool nu ñu lay conseiller ba ñii nga mën a sauver seeni emploi je crois que loolu état bi mi ngi ci wax naa sànq rôle bi secteur privé war a jouer il faut que suñu secteur privé bi aussi gën a am fit gis naa ne jour yi ñi ngi góorgóorlu di dajaloo am na benn centrale par exemple dañoo dajaloo pour mën a defar centrale suñ dajaloo woon pour mën a def benn yoonu saxaar maanaam boole seeni doole bañ a nekk ay concurrent fexe ba ñoom seen toogaay ak seenu ànd duñ fi xajal benn entreprise étrangère buy ñëw parce que loolu mooy avantage u état bi ba léeg-léeg sax état def lu ñuy wax préférence nationale par exemple bu ñuy laaj téeméeri poñ ci benn appel d'offre entreprise étrangère bi ñu laaj ko loolu bu entreprise nationale bi ñëwee war nañ ko mën a wàññil ba 85 wala 80 pour que moom mu mën a taxaw ndax xaalis bi muy gañe moom lépp ci réew mi lay des ñee ndaxam dinañ fay ay taxes dinañ fay ay impôts dinañu fay ay droits yoo xam ne yu bëri dina dugg ci trésor public bu Sénégal mais lépp des ci réew mi moo gën a dal xel moo gën a sakkan ci noonu donc secteur privé encore une fois bu doon téeméeri barabu liggéeyukaay la su ma yeboo ne état bi 10 rek la mën a joxe li ci des yépp secteur privé. mais est-ce que liy gën a fësal wàll woowu nekkul ba léegi ne comme ni ñu koy faral di waxee chiffres yi moo leen gën a ñor que li nga xamante ni luy joxe lu nit ñi mën a gis tey doon parce que gis nañu secteur yoo xamante ni ay entreprise la nekkoon ci jafe-jafe dafa mel ni leen naa bëgg a dëgg jàll pour créer yeneen est-ce que lu nekkul chiffres yi la ñuy gën a viser que objectif bi nga xam ne mooy dimbali entreprise. maanaam créer ne nangami emploi loo xam ne du ko baaraam day jafe. voilà du palpable. non loolu moom seen xalaat la rek parce que statistique moom mënut a ñàkk cim réew ndax ni ñu xamee ñi génn am ay diplôme noonu la ñu war a xamee ñi wuti liggéey am ko noonu la ñu war a xamee ñi wuti liggéey te amaguñ ko 300 000 diplômés par année mooy am ci Sénégal amul nag benn réew buy am 300 000 diplômés ku ci nekk génn tey bu subaa nga xëy loolu moom amul fenn. mais taux de chômage bi quand même dafa bëri Sénégal. non taux de chômage moom xam nga c'est relatif maanaam ni nga koy calculer yow mën na bañ a bokk ak ni ko ANSD di calculer. xam nga chômeur mooy lan. ANSD mi ngi wax 16% mais li Aïcha Thiam wax pertinence bi mooy est-ce que bu nekkee ne yow réew mel ni Sénégal da ngay jàpp ne 16% de chômeur moo fi am. waaw or ñun ñëpp dans la réalité xam nañ ne. waaw contraire bi wala boog li des. nekk chômeur yi moo gën a probable. yow sa politique yëpp nga koy calquer si 16%. 16% yi. est-ce que nekkul fa la problème bi nekk maanaam chômeurs yi ëpp nañ fuuf li nga xam te ni officiellement. moom non loolu xam nga ñan ñooy xool chiffre boobu maanaam 16% yi fi ko ANSD basé mooy chômeur mooy ku am métier di wut liggéey te amoo ko yow ak man ak keneen ak Aïcha Thiam mi jàpp nañ ne ki nekk ci koñ bi jàng ba CM2 mais amul métier jàngul mécanicien jàngul maçon jàngul menuisier
nekkul ci àll ba papaam am ay tool mu mën faa béy kooku bu xëyul gontul yow jàpp nga ne chômeur la mais ANSD mën na bañ a jàppe kooku comme chômeur ci niñ ko bindee wax expliquer que ne loolu mooy statut chômeur mais président de la République du rek day basé wu ci chiffre ANSD ndax loolu waru ko li ko war mooy bépp sénégalais ak koo mën a doon nga juddu nga màgg moo xam nga am njàmbaarte moo xam nga ñàkk ko moom la ko war mooy mu fexe ba yow boo xëyee am ci loo ne xëy am ci loo nekk nag fànn yi mën a génne dafa bari boo doonee doonu béykat man sama papa daf daan béy ba mu béyee ba xam ne mbéy mi indilutu ko lu mën a dundee mais moom fekk na amoon na métier couturier la woon mu jël ay bagaasam ca village ba ñëw Dakar mais ñëwu fi ak loxo neen daf fi ñëw am machine am di ñaw dinu ci dundal di ci dundal jàpp bokkut ak ki nga xam ne daf doon béy wala papaam daf doon béy mbéy mi joxatu ko lim soxla mu ñëw nekk ci VDN bi yor mbuusu darkase nañ koy tuddee ndaamaraas wala mu jël ay gadget yoo xam ni Chine lañ ko defaree di ko jaay 3 mois wala tabaski des weer wala korité des weer mu ñëw jënd quelques sous-vêtements quelques dàll jënd ay lunettes nekk ci mbedd mi di ko jaay kooku maanaam li muy def jëmewul sax réew mi kanam moom day wut rek lu mu jëndalee yére pour jabaram jënd yére pour boppam président de la République moom li nga xam ne moom moo laaj askan wi seen baat mooy mu fexe ba képp koo xam ne dangaa bëgg a béy suuf moom yaakaar naa ñàkku fi ñu fexe ba nu ñuy béyee noor béyee nawet maanaam def ay aménagement loolu dafa am ay secteur agricole ministère de l'agriculture ak bépp projet boo xam ne bii yaa ngi ci agriculture au sens large nga xam ne dafa ci boole pêche boole ci élevage boole ci mbéy et cetera ñu fexe ba comme secteur boobu la ñu jàpp ne moo mën a gën a indi emploi te xam nañ ne Sénégal téeméeri nit yoo jël juróom-benn fukk bi ak juróom-benn wala lu ko ëpp 60% yi ñoom ñi ngi dëkk ci àll bi ñu fexe ba kenn ku ne fa nga ne nga am fa loo xam ne boo ko béyee ndax lenn lu ruslu ci béy amul ndax da ngay mën a jàng école nga def am sa ay diplôme nga def formation moo xam ingénieur nga moo xam docteur nga moo xam métier boo mën a am nga toog ci entreprise mbaa nga toog ci bureau administration boo ko mënul nag suuf si mi ngi fi nga def loo xam ne lii boo ko jaayee mu jar secteur alimentaire agroalimentaire mi ngi fi moo xam fruit la moo xam légume la moo xam dugub la moo xam gerte la et cetera loo fi jaay mu jar ndax dañuy jëggaani produit yu bari dama am benn bis ñu am ndajeem kilifa ma joxe rek benn exemple ma gis ne am na ay entreprise yuy defar aliment de bétail aliments yi ñuy defar lu ci ëpp par exemple ñiy def élevage xam nañ ne ginaar ñu bëri dañ naan wax c'est un maïs debout maanaam mboq la mu ñu transformé def ko nit maanaam maïs mooy tax ginaar juddu am 20 jours 45 jours mu mat 2 kilos lépp maïs bi donc maïs rek kese Sénégal da koy importer lan moo tere ñu jël entreprise yi nga xam ne dañu soxla lool di ko defar je ne sais pas ndax mën naa leen tudd NMA Sedima mais pourquoi ñooñu duñu leen wax ñu recruter ku ci nekk 500 jeunes jël ndox yóbbu ko ci àll bi ñoom jeunes yi dañ leen di fay salaire mensuel ñuy béy 6 mois par exemple sur 12 ñu béy mboq moo xam ne dañ koy jox industrie de transformation boobu industrie bi bu ñu béyee ba pare ci diggante transformation bi dugal ko ci ay saaku def manutention bi indi ko ci usine bi ñu def ko aliment xale yi lu mu gàtt dañ am occupation 11 mois mais entreprise bi fay leen. mais monsieur Sarr loolu est-ce que waruñu ko woon mën a xaar ci gouvernement bi.
nga ne. est-ce que mënuñu woon xaar li ngay wax nii. mais ci loolu gouvernement bi. loolu man suma xalaatu bopp la. mais nii ma la ko waxee laa ko waxee président de la république. est-ce que am na xalaatu jëfee ko wala mu ngi koy jëfee. non yaakaar naa ne moom loo ko wax rek boo digloo waxam sax ci fan yi mi ngi woo entreprise yi que ñuy jëm ci jëm-jëm yu mel noonu. du boobu rek laa cité. da ngay dem par exemple Richard Toll. bi may waxtaan boobu wax naa waxu Richard Toll dañuy defar ci pomme de terre dañ ciy defar lu bëri loo xam ne li du Sénégal sax soxlawuñu ko dañuy defar betterave di ci def ay produits yoo xam ne yii parfois sucre di defar kaan ñooñu war nañoo mën a fexe bépp produit bu ñuy soxla pour seen produit fini yi ñu béyee ko fii su entreprise yooyu yëpp defee loolu xam nga banque yi dañuy wax ne loolu ci xalaat yi may faral di joxe dama ko ci boole dañuy wax ne banque dañuy surliquide maanaam dañoo am xaalis mais xamuñu xaalis bi nuñ koy def mu léeg-léeg nga nekk ci benn banque ñu yónnee le message ne la ndax bëggoo ñu lebal la mais lan moo tere ñu def benn cahier de charge banque bu ñëw Sénégal bëgg a samp ñu am loo xam ne lii ci cahier de charge bi que yow di nga financer d'autres industries. Un banquier qui arrive, on lui demande de créer une entreprise qui n'a rien à voir avec le secteur bancaire. Par exemple, ñu ne tey crédit agricole yéen a ngi liggéey crédit du Sénégal la tudd léegi yéen a ngi liggéey ak la banque agricole la tudd léegi yéen a ngi liggéey ci ak mbéykat yi mais yéen lu leen teree accompagner Suneor Sonacos chinois yi ñu ngi ñëw di jënd gerte ba ñoom amuñu luñ trituré lan moo teree ñu def par exemple une centaine de champs d'arachide dans le pays suñu paree Sonacos jënd ko les produits ñu protéger production boobu nga xam ne banque bi moo ko moom ça n'a rien à voir ak ki nga xam ne moom moo bay gerteem chinois bi ñëw jënd ko mais état bi jël ay matuwaay ànd ak ay banque ñu financer jënd semence fay ay jeunes ñu bay ko toute la saison def ko ci ay saaku criblé ko jox ko Sonacos mu triturer ko def ko diwlin jaayi ko bitim réew loolu ay xalaat la ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc je crois que gouvernement bi boo xoolee président tëb rek ne day créer 65 000 emplois ça veut dire que am na ñu ko xalaatal suma xalaatu keneen mu boole lépp muy premier G bi rek 65 000 xam nga 65 000 salaires yu bees est-ce que yéexu ko xalaat 2024 tuutee ci des de pardon man est-ce que yéexu koo xalaat 2024 tuutee ci des mais président xalaatulul président PSE bi ba 2035 la xam nga ñun Afrique lu nu yàq mooy lu ci ëpp ci ñun bu ñuy gouverner dañuy yàkkamti résultat bi man mën naa ji loo xam ne nii tey garab goo xam ne nii dans 20 ans lay meññ président de la République état d'esprit boobu la war a nekk maanaam moom am na benn slogan bu muy wax liggéeyal ëllëg je crois que liggéeyal ëllëg tontu na sa wax ji donc même bu 2024 jotee xaw ma ku fi nekk 2025 yàlla rek moo xam mais bu 2025 jotee keneen ñëw fi fekk moom mu defal ko loolu defalu ko waa Sénégal la ko defal. président Macky Sall laataa muy indi tontu bi nga xamante ne bii mi ngi ko indi ginnaaw manifestation yi xewoon amoon na ay jeunes yoo xamante ne dañoo jëloon gaal ñu ëpp ay téeméer am ñoo xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ndax loolu firndeelul ni que suñu nguur gi des fois dañuy faral di oyofal signal yi nga xamante ne bii askan wi da leen koy lancé ndax gis nañ ginnaaw jeunes yooyu ñu ñàkk seen bakkan ba léegi ñu ngi continuer di dem ci géej gi le président Macky Sall réagir ci mais ci manifestation lay door a réagir. xam nga sànq Biraye dafa wax lu am solo. maa ngi koy nuyuwaat diglu naa ko bu baax dafa wax ne il faut que ñu yar suñu doom yi. éducation de base. mais jeunes yi nga xamante ni ñoo ngi jël gaz dafa fekk ni ñu désespéré ci seen dëkk. parce que jom bi leen inculqué sax. mais rek dafa am leneen lu ma ci bëgg a yokk dama ne nañu na njaboot gi nañ leen yar
xam nga lu ma ci bëggoon a yokk na njaboot gi gëm seen bopp. am ñu bëri dañ yaakaar ne tubaab yi yéenu gën man sama parti lu tax ma tudde ko parti africain parce que dama dem ba am yenn expérience yi def lu ëpp juróom fukki réew ak nangam ci àddina bi yàlla dimbali na ma voyagé naa lu bëri ci biir Afrique bi ma demee ba xool xam ne nun tant que delloo siwnu suñu xel gëm li nu moom gëm li nu doon du nu dem fenn xale yi dañoo war a xam ne li ñuy wuti sacrifice bi ñuy def di ko wuti feneen bu ñu ko defee fii ñu dëkk dinañu am li ñu bëgg gaal yi metti na ma metti na it président de la république ndax président de la république ñëpp la jaboote te dafa ruslu nga toog sa télévision ngay chef de l'état ñu wane ay espagnol ñu yore ay gaal takk seeni gilet di sauver ay doomu Sénégal loolu ku mu dawul sa yaram xamal ne am na lu des ci yow. donc lan moo tax réagirul automatiquement mu bàyyi ba ay manifestation non réagir na c'est-à-dire réaction bi responsabilité bi dañ ko war a partager yow yaa ngi nii di ko métti bu fekkente ne. ci biir kër yi dafa woon sax tweet ci biir kër yi bu fekkente ne ci biir kër yi bu fekkente ne ci biir kër yi kenn ku nekk jàpp nga ne sama doom ji maa ngi koy gis mi ngi def ay wàccaay yoo xam ne day dugg bëgg a dem di nga def ay pexe man gis naa ñu ñuy jox financement ñu jël gaal dem dee ci yoon bi ñu jox la financement DER pour nga liggéey ah ñu jël gaal dee. bah justement est-ce que loolu firndeelul échec bi nga xamante ni bii gouvernement moom la échec boobu ci wàllum ndaw ñi dafa ndànk xam nga échec boobu état moom mënul képp ku mu financé saa su yeewoo teg policier sa buntu kër xool ndax xaalis bi ñu la jox def nga ci dara wala gis naa beneen ñeneen ñoo xam ne dañ leen a jox financement ñu jël ñu dem Gambie ci benn chanteur bu dëkk fii Sénégal du ma tudd kenn jël seeni xarit xale yu jigéen ñu ànd dem donc 3 millions yu ñu ko jox financement mu taal ko Gambie ci benn guddi ak ay copinam. ba léegi day firndeel taxawaay boobu rek ba léegi day firndeel taxawaay bi. non taxawaay bi xam nga yéen non échec bi non c'est-à-dire que loolu day prouver ni que ñi ñuy jox financement bi xooluñ leen ba pare amul suivi. non leen a xool yow biñ lay jël ngay liggéey. mais nit ki boo ko demee ba koy jox financement kay war naa mën a am suivi bi nga xamante ne bi di nga xam nit ki fa lay dugal alal ji. dama naan soxna si xam nga rafet njort weesuwul kii di doomu Sénégal amul liggéey def projet ñëw ne la damaa bëgg yëngu ci par exemple mbayum noor. monsieur le président est-ce que loolu du amateurisme ay rafet njort ak yooyu. est-ce que loolu du amateurisme xam nga danga may ma yeggale. avec tant d'expérience ak may ma yeggale rek su ma yeggalee après nga indil ma contradiction rafet njort su ma ko waxee mooy yow am nga sa projet nga defar ko ba mu baax nga ne nangam laa bëgg président de la république ne DER taxawul ma ndaw yi ba ku ci soxla xaalis nga jox ko ñu accompagner ko mais foofu la état mën a yem xam nga lu ci des ki ñu jox xaalis bi kenn mënu ko surveiller 24 heures sur 24 7 jours sur 7 moom moo war a am fullaak fayda xaalis bi ñu ko jox mu def ci mais am na ay exemple yu baax man gis naa xale yoo xam ne ci téeméeri poussin ay cuuc lañ tàmbalee léegi ñu ngi exploiter ay mine donc am na exemple yu baax exemple yu bon yi dañ ko génn rek pour que ñeneen ñi bañ a def lu mel noonu mais il y a eu beaucoup de réussite loolu mooy benn oui. non dama bëggoon jox baara laata ñu dem ci rinkum bi comme ça mu démarrer ci sama question est-ce que tamit mooy lu Absa doon wax tout à l'heure financement tout le temps est-ce que tamit jotul ngeen delluwaat à la base former ndaw ñi ci naka la ñuy amee ay métiers parce que mais wax naa ko sànq parce que wax nga ko tout à l'heure wax naa ne nañ leen jël yóbbu leen ñu liggéey xaaral ma ñëw di leen fay par weer balaa ngay liggéey di nga am métier boo xam ne dina nekk ci yow est-ce que nekkul tamit ñi nga xam ne ay CM2 lañu yem ñii 6e lañu amuñu ay yenn diplômes yi bu ñu bàyyee rek ñu jéem a xool naka la ñuy duggee ci dëkk bi recenser ñooñu nga
xam ne amuñu diplôme te seen jàng soriwul ñu teel a def ñoom métier créer ay école de formation yoo xam ne képp koo xam ne rek jàngatoo nga war a mën a am sa métier ba même ñi nga xam ne sax dañuy jàng dinañ mën a am courage de continuer seen ay études parce que tamit dañuy gis ñoo xam ne dañu ay bac plus 4 bac plus 5 après dañuy retrouver dans la rue duñu amati leen lañu def ñoo amatuñ métier ki yam CM2 moo donc koy est-ce que ëpp nekkul njëriñ. état bi dafa war jël ay matuwaayam former ñooñu ci suuf ba xam ne boo financé nit ki automatiquement dina am lu muy def waaw parce que formation secteur yi ñu bëri dañ def ay formation yoo xam dafa saturé par exemple boo jëlee diplômé bac plus 3 bac plus 4 yi ñu bëri ay banque assurance marketing communication mais loolu saturé na journalisme sax léegi daa saturé. loolu dafa saturé léegi xale yi il faut que ñu xam ne nit li ko war mooy am lu mu dundee loolu est-ce que du ci système éducatif bi moo lay conduire noonu. waaw loolu lépp ci la mais yaay dafa am benn laisser-aller bu am maanaam dañu ñoo gëmloo bi ñuy entre les années gis nga man sama seetlu en tant que professeur man loolu mooy sama métier sama seetlu mooy diggante année 95 yi ba ay 2010 école de formation yi yëngu ci yooyu ñu fi lim léegi dafay bari woon dañ doon ubbi rek mais justement man jàngale naa man su ma demee bay investir ci réew kañ damay xool waa dëkk ba la ñu gën a soxla bu fekkee ñëpp dañoo màbb jëm ci journalisme mooy tijji école kañ ma tijji école communication waaye yow fi mu ne waxook état non dama la bëgg a wax nag foofu la état la jee maanaam intelligence bi privé bi am ba xam ne lii la réew mi gën a soxla bu dem investir état amul intelligence boobu xam ne réew mi suñ leen bàyyee ñoom ñëpp ñu màbbandoo fa mu dem tabax yeneen i biir pour pousser population bi ñu dem gestu ma ne li nga wax lépp dëgg la waaye damaa bëgg itam nga delloo si sa xel ne état dafa am lu mu sañ ak lu mu sañut yow boo amee say koppar ubbi sa école ne journalisme laa fiy jàngale wax dëgg yàlla état mun na déedéet tëj ko président déggoo ma de dama ne maanaam benn privé bi ak ñàkk doole gi mu ñàkk doole yorul benn doole état mu am xalaatu ak xam-xamu xam ne waaw waa Ndakaaru gii kat fi mu toll nii ñoom ñëpp journalisme mooy seen bébét mu tabax fa école journalisme pour mën a jël ci ñoom la mu soxla man leen a jox as tuut mais loolu état lan moo tax manul am pouvoir bu ëpp boobu am moyen yu ëpp yooyu manul xam ne bu bàyyee réew mi ñëpp ñu màbb doon journaliste bu subaa mbay mi dina sooxe mu teel a tabax ay école yoo xam ne ci mbay la fu benn école journalisme mu nekk ñeenti école mbay ne fa kañ yow nag yaa ngi soog a wax li fësal politique yu bees yi président Macky Sall indi non xaaral rek fi ñu toll nii waaw mais may ma rek Kébé xool waaye xaaral depuis 2012 xam nga 2012 ba léegi ñaata ISEP mooy institut supérieur d'enseignement professionnel ñaata ISEP ñoo fi ubbi ñaata centre de formation technique et professionnelle ñoo fi ubbi école maanaam école yuy def professionnel ak technique. Université Sine Saloum. non Cheikh Ibrahima Niass non non Mouhamed du loolu sax mais slogan ak ba léegi tijjeegul. loolu yeneen affaire si mbay la war a spécialisé. non defal ndànk rek xam nga 2012 ak léegi tam juróom-ñeenti at la dama la ne ñaata ISEP ñoo fi ubbi ñaata école de formation professionnelle ñoo fi ubbi depuis président Macky Sall ñëw loolu moo dëggal li kii wax ñoom bi ñu defee seetlu sax laay wax en tant que ñu yore nguur gi ñu xam ne yoon bii ñu aw xale yi liñ doon jàng amul solo dañoo créer yeneen filière boo xoolee université yi bu Bambey ubbi nañ fa ay filières yoo xam ne mais wax dëgg yàlla ay santé communautaire informatique parce que dañuy fàtte souvent les industries de services yi li jëm ci intique yi boobu moo ëpp lu mën a indi liggéey ci ndaw yi. mais problème bi fu muy nekk mooy da ngeen di créer ñi fa nekk mënuñu jàng mu baax parce que nekkin ba baaxul professeur léegi wala ñu génn duñu am seen i nekkin lépp nekk problème te buñ génne encore tamit dañuy taxawaaluwaat ma ne loolu yow lay sa xalaat non diplôme yëpp xale yaa ngi non defal non yow sa xalaat la man jàngalekat laa man xam naa non man jàngalekat laa man xam naa ñaata yoon lañ fi gis ay étudiants yi génn ci mbedd mi di loolu manifester pour ay mënul ñàkk nekkin te bu ñu paree encore non loolu mënul ñàkk xam nga étudiant moom ba muy étudiant ba léegi maa sama moroom ma ci yem ñun ñëpp grève nanu man université dañ daan toog vente en ligne la ñuy def 99% diplômés vente en ligne la ñuy def mais vente en ligne métier la waaw mais pour vous dire que ni rek maanaam liggéey tey da ngay jàng journaliste ba am sa diplôme nga wër liggéey ba son amoo nga mais du noo ngi nii toog di def émission télévision bu nit ñi seetaan
yoo xam ni internet la. jamono mooy dox da ngay dox ànd ak moom. c'est vrai dëgg la. c'est la vérité. kon ñëpp dañoo war a màbb rek ci mbirum internet. waaw su ma doom dafa ma ne papa ban télé nga jëm. waaw. ma ne ko Seneweb mu ne ma Seneweb site la ma ne ko waaw am nañu télévision en ligne mu ne ma d'accord dinaa seetaan. yaa may dégg donc exemple laa la jox rek. exemple laa la jox ko àddina mooy dox. àddina buy dox da ngay dox ànd ak moom. waaw il faut que ñu xam ne formation professionnelle ak enseignement technique moom li ci président Sall def. président justement li nga wax nii na xoolal comme li nga wax sànq li nga wax yëpp dëgg la mais justement sa gars yi doxuñu ànd ak jamono ci loolu ñun loolu la ñuy wax boobu léegi yow li nga wax dëgg la mooy jamono buy dox da ngay dox ànd ak moom mais sa gars yi jamono ji da leen fee bàyyi lu yàgg ñu toog ba ren doy ñoo wax musa nga jamono bàyyi kon digluwuloo njiitu su ma gisee man parti politique am ni mu ko duppee ak tur bi ci boppam slogan bi ni mu demee maanaam renouveau libéral c'est-à-dire que ak li nga xamante ni daanaka ci nga wékku ci xëyu ndaw dafay mel ni day delloo ginnaaw carrément ñi nga xamante ni mooy taxawal bi ñu doon xaar ci Macky Sall ngir mu indi man lan laa wékku ci maanaam yi ma xalaat yi ma wax non trou parti bi ci boppam waaw parti africain ak taxawaay bi ma gis nga am ak temps d'expérience bi nga def ci politique ñu gis ngay taxaw di soutenir benn lancement boo xam ne programme bu mu def ngir xëy ndaw ñi day mel ni comme si que yéen ba léegi pëtaxloo bi ngeen nekkoon ba léegi dara. déedéet ñun yàgg na wax li ñuy wax c'est que li ñu defoon moo doyul. non ñu daaneel fii ñu dem ci. non non li ñu defoon allez-y daaneelal ñu dem ci rythme. li may daaneele. waaw mooy président Sall moom ba mu ñëwee 500000 emplois yi mu digg woon def na ko ba mu mat waaye comme ni ma la ko waxee fu 300000 di génne par at nga def 500000 wax dëgg yàlla. day mel ni une goutte d'eau boo sànni rek. est-ce que du manque de vision tamit. yaa may dégg may ma rek ma yeggale. ndooy daf maa yàkkamti. waaw waaw loolu pour ñu ndooy daf maa yàkkamti léegi ma bëggoon ngeen xam bu leen xool li ñu defagul mais xool leen jéego yu ñu def ngeen encouragé waaye Birahim wax na ko sànq nee na bu ñu xeeb xale yi bu ñu xeeb munoo amuloo baccalauréat wala nga am licence non Birahim moom man ci fan si club bi. Birahim li mu wax tamit waaw dëgg la non du loolu. Birahim bul fàtte ni yéen a bokk ci mouvance présidentielle bi. non man xaw ma ne may seetaanam déedéet fa la bokk. man xaw ma fu mu c'est-à-dire bokk mais moom moom xanaa moom li mu fi wax yëpp mën naa yor. si mbalax maan la quoi. moom loxoom set na xalaatam set na. non bul fàtte ne waa presse bu fekkee ma ci boole lañ bokk ñoom ñoo géré bee Sodav. waaw Youssou Ndour moom. waaw je salue Youssou au passage. Babacar mu ñu ñëw dem ci runkum yi. Merci beaucoup par rapport ak li nga xamante ne ni indi ko fi aussi c'est enrichissant dañuy bàyyi